Assalamu alaikum, bonjour chers spectateurs de Sky TV. Ñu ngi leen di dalal fii ci benn émission ci Twin Studio Production ci seen chaîne Sky TV, chaîne de diffusion de la maison Twin Studio Production. Donc ñu ngi leen di dalal ci benn ITV. On a l'habitude de le faire dans Actu Cinéma suñu produit wala boog suñu émission bu ñuy faral def souvent. Actu Cinéma te dañoo dalal benn artiste boo xam ne dañoo bëgg a waxtaan ak moom sur le cinéma, son expérience cinématographique. Mais avant cela, je voudrais vous présenter suñu co-animatrice, co-présentatrice Jamila. Jamila, salut tout le monde. Bonjour à tous. Je m'appelle Jamila. Je suis sa co-présentatrice comme ni mu ko waxee léegi. ñu ngi leen di dalal yéen ñëpp ci suñu plateau wu tey. Kan la ñu dalal tey mooy une artiste, une actrice, une comédienne boo xam ne la présenté wax bu yàqu la maanaam bamtuwaat kese la. Elle s'appelle Mariem Niang. Mariem Niang pour ñi ko gën a xam Mère Diagne wala Mère Diop. Mariem Niang ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne tey yéen a ma dalal tey ci seen plateau. di am contentement ak mbégte di jàkkaarloog téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan di leen wax bismillah tey Mariem Niang ngeen di jàkkaarlool mu fas yéene waxtaan ak yéen si li nga xam ne lii moom lay liggéey mu mbirum actrice mi mu doon waaw. ci wàllu ci Sky TV on veut rester professionnel bu ñuy dem seeti benn artiste on parle que de la vie professionnelle et non de la vie privée. Tata man li ma am pour laaj la mooy en tant que nouvelle actrice ñun ñu ngi dégg façon wax bu nekk. da ngay gis léegi dañuy faral di wax ne. jaay seen bopp yëpp par exemple léegi ñu ngi jóg di théâtre. loolu laa bëgg a wax. genre les filles de mœurs légères léegi ñoom ñooy jug dem defi ji théâtre. et c'est sûr que seen jamono yéen la gënoon a compliqué. parce que léegi sax voilà parents yi ñenn ñi ils sont plus ou moins open mind comme on dit. te xam naa ne yéen seen jamono ci la gënoon a metti moo tax may laajte ak bu ñu daan wax loolu bu ñu leen daan wax loolu yan réaction ngeen daan. d'accord ok waaw suñuy jamono gënoon a metti parce que boobu nit ñi comprendre gu ñu woon li ñu doon def ñun. le théâtre nit ñi comprendre ñu woon exactement ce que c'était le théâtre c'est que théâtre bi nit ñi gën a xam ça se faisait sur scène la ñuy dem def théâtre mais ñu li ñu doon def après à la troupe Naaway Kocc loolu téléfilm la woon. mais bu njëkk ba nag ñoom xamuñu woon je me dis peut-être du ñëpp nag mais amoon na ñoo xam ne xam nañ liggéey am ñoo xam ne xamuñu ko woon pour ñoom ku nekk doomu nit ku baax doo dem def téléfilm. doo dem ci télé di def téléfilm pourtant ñun ñi doon def téléfilm ak ñi nga xam ne ñu doon présenter journal télévisé benn lañ ay doomi nit ñu baax lañ ñun tamit ay doomi nit ñu baax lañ seulement que dañ dox naan ñuy def théâtre dañu bon ay caga lañ doomu nit ku yiw du def théâtre doomu nit ku baax du dem ci def théâtre. pourtant man de ma part personnelle man gisuma si woon benn inconvénient gisuma si woon benn problème boo xam ne bi boroon nañu tere ñun ñu def li ñu bëgg a def waaw parce que bu dee affaire lu ñu seen xalaat ay ku bon moo koy def ak yooyu parce que je me rappelle bi ñuy def sama première téléfilm ak Daaray Kocc muy Adama ak Awa bi mu génnee am na ni question bi nga wax ni dama ko dégg ni ngi di wax naan waa jaaxal ñu de ñu bon ñi rek lañ dajale ñu wane leen ñu def ay tuxu yàmba ak naan sàngara mais ñun ay doomi jàmbur lañ bëgg nañ lu baax quand même bëgg nañ ëllëg tamit ñu naan doomi diw nangam si lu baax du woon sàngara du woon cigarette butéel la ñuy defoon ay ndox di ko naan ay këyit la ñuy boyaloon lëmas ka rek di ko taal ko xam nga mais jamono peut-être nit ñi comprendre ñu bu baax affaire bi nu mu demee mais laa nag nit ñi xam nañ yoon bi xam nañ li ñu doon def lan la te peut-être nag li inconvénient bi nekk léegi mooy li ñu wax rek gars yi lal basang yooyu ñu tudde xam nga lal basang xam nga promotion canapé yooyu ñu si dugal moom gaa peut-être mënoon na ci nekk bu njëkk ba mais ñun moom man personnellement laa man sax laay wax man je n'ai jamais rencontré ce problème. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui aussi kii bi question boobu le problème se pose toujours parce que on a l'impression pourtant que ba tey am nañu comprendre et ça pose problème ba tey. waaw loolu moom day poser problème. parce que ba léegi am na ñoo xam ne comprendre ñu li nga xam ne ñun mooy métier mi nga xam ne ñun moom lañ choisir te dama yaakaar ne ñun métier bi ñu choisir sax dafa nekk métier boo xam ne doomu aadama yi war nañ ko mën comprendre parce que dama ne ko toog si jàkkaarloog sa télé nga xool ñun lu ñuy def di nga xam ne ñi fi ñu jëm yoon wu baax la
parce que kii toog di la éduquer sa doom yow amoo temps éduquer sa doom yaa ngi xëy liggéey sa jabar mi ngi xëy liggéey peut-être ban ngay bàyyi sa kër sa njaboot xamoon ñuy nekkee mais kii toog di teg télé bi di la wax ne la yow de yaa ngi dem bàyyi sa doom mais sa ginnaaw ndax la nga max naa nga war na fa mën a xew moom kooku war naa mën a comprendre métier bi seulement nag dafa am ñoo xam ne bi et puis on les comprend peut-être parce que aada cosaan fa dañ ko fekk am na ñoo xam ne seen aada ba léegi duñ ko bàyyi seen cosaan ba léegi duñ ko bàyyi pour ñoom ñun li ñuy def pour ñun li ñuy def du yëfi nit ku ñuul du yëfi doomu nit ku baax yëfi tubaab la pour ñoom lii tubaab yi ñoo ko moom te peut-être buñ ko boo gisee peut-être ñu koy jàppee noonu c'est peut-être dañuy gis loo xam ne li peut-être méngoowul peut-être ak suñu aada ak suñu ay cosaan yoo xam ne ñun dans les temps bañ ko doon def am na yoo xam ne osé wuñu woon sax ñun di ko def quand même tamit ni ñoo xam te dëgg osé wuñu woon ñun di ko def parce que tamit lu mu bon daan nga sol yëre bu yiw daan nga toog correctement daan nga wax bu rafet boo xam ne kii toog ci kër di ko dégg war na ko mën a dégg ak njabootam seulement que nag jamono bi dafay changé comme ni ñu waxee rek ne jamono day changé man dama ne jamono bi fi mu nekkoon ba léegi yàlla teg ko fa mu ko fa teg de nit ñi ñoo changé par contre nit ñi ñoo changé mais jamono fi ko yàlla tegoon ba léegi mu fa nit ñi ñoo changé ak seen ay nouvelles idées yoo xam ne yi ay nouvelles idées yoo xam ne yi dañuy indi yeneen comportement yu bees yoo xam ne peut-être ka kay bañ sax xam na ko mais xëy na la mu gis moo ko doyul moo tax bëggul doomam dugg ci loolu waaw. ok léegi dañu bëgg a ñëwaat tuuti aux origines c'est-à-dire démarrage yu Marème Niang année bi mu commencé naka la duggee ci art bi. waaw Marème Niang bi muy dugg ci art bi c'était en 1982 laa dugg Daaray Kocc mais dugg Daaray Kocc bi dama naan par hasard laa doonee actrice parce que boobu maa ngi doon jàng ma nekk Dakar ak sama sœur mais Daaray Kocc fi ñu nekkoon seen siège Malick Sy ak suñu kër presque benn la woon. j'avais une copine bu nga xam ne bi nga xam ne ñoo doon nekk tout le temps di nekk su ma daan dem di jàngi damay romb seen siège répétition Demba Sow ma ki ñu wax na jàngoo dafa demoon ba nekk sama xarit. léegi te chaque fois su may dem jàngi damay romb seen buntu siège ñu taxaw la tànkam la ñuy yëg ci kaw di xaarante su ma rombee nuyu tooñ dara ak affaire yooyu quoi. par la suite Demba ñëw na ma ñun de dañuy tournage dafay tourné benn film boo xam ne bii da soxla ay jeunes parce que boobu Daaray Kocc bari woon ay jeunes. Demba mooy Papa Demba Ndiaye. non Demba Sow. Demba Sow moom la ñu ooy jàngoo. ah waaw jàngoo sa liggéey. jàngoo sa liggéey boobu comme xamante woon nañ mu ñu wax ma ko proposé ma ak sama xarit boobu ma lay wax ma ne ngoon moom mu ne ma bu fekkee intéressé na leen demee ngeen ñëw siège ba comme ñoo dend siège bi ak suñu kër ñu ne ma wàcc rek sangu ne sama xarit bi nañ dem moom mu ragal na dama ne ko par force ngay dem yow ma jiital ko ñu dem ba foofu bu ñu demee fekk nañ siège bi fees dell macha allah ma ubbi bunt bi ma fëgg Demba ubbi moo Demba Sow moo ñëw ubbi daane waa agsi leen mais ma duggee gis nit ñi bari ñoom ñëpp ma xaw a patiné ma ne waaw salle bi moom macha allah sama xel ma ko wax nii léegi ñu dugg toon na Cheikh recevoir ñu macha allah bi ñu duggee aussi ak yeneen jeunes yu ñëwaat ay jeunes comme ñii ñëw fekkaat ñu fa te ñu tam ay dañ doon jàng bii ñëwee ñu toog toon na Cheikh aussi ndeysaan yal na ko yàlla jégal te yërëm ko expliqué ñu li nga xam ne moom la doon xaar si ñun muy Adama ak Awa la vie juvénile ay jeunes ñu doon joué comme ñu del boobu ma def ko référence xam nga di màggal nganda mi genre expliqué ñu on est partant ñu dem ñu ne amul problème ndeysaan ñu tourné ko ba mu jeex mais ba mu jeex aussi tonton Cheikh fa toogaat ak ñun remercier ñu nañu comme ay jeunes ngeen ay ndaw ngeen te da ngeen di jàng. oui Cheikh Tidiane Diop. waaw Cheikh Tidiane Diop. waaw tonton Cheikh Tidiane Diop nañu comme ni ay ndaw ngeen te da ngeen di jàng da bëgg ngeen dem continuer seen ay jàng ngeen continuer seen ay jàng mais ku si am temps libre boo bëggee tamit nga ñëw mais bu mu yàqal kenn sa jàng ndax avant tout nag jàng moo jiitu lépp ñu ne waaw mais comme man maa ngi nekkoon hôtel de ville maire bu Dakar du doon def dactylo empêché moom pour ma ñëw répétition yi man damay continuer di ñëw su ma wàccee rek su ma añee tëdd suñu ko noppal su ma wàccee rek damay dem Daaray Kocc répété loolu mooy sama dugg Daaray Kocc ba jusqu'à nos jours waaw. un hasard. donc du woon benn ambition. non parce que jamono xalaatuma ko woon sax parce que ñoom tant que owuñu ma woon pour ma jàppaleen du ma mës a dem damay def théâtre parce que xalaatuma ko woon daal. mais du ma comme ñëw na wax ma ko rek ma dem rek virus bi daal di may dugg mais bi ñu accès aussi ñu ngi doon répété film boobu mais dafa fekkoon ñoom ñuy nekk ci enregistrement en même temps ci beneen film bu ñuy wax Bata Dem Bata Costé. ok. ancienne maison RTS. ñu jàkkaarloog Sorano. bu ñëwee daf ñu ne. dama bëgg bu subaa ngeen ñu ànd foofu ngeen xool ni ñuy tourner ñu dem ànd ak ñoom passer la journée à la RTS ça et puis sax booy xool sax dama naan loolu moo gën a poussé sax pour ma gën a toog parce que mosuma woon xam ni ñuy tourner c'était la première fois ma dem affaire bi xam nga coupé action coupé mu ne waaw
di affaire bi kii ne de solo ko sumi profité sumeeku fii ñu jàppale la nga solo mu sóoru xëccaat fii xam nga intrigue dafa intrigué woon nag mën na noonu lii moom il faut ma intégrer ci pour ma xam nu mu demee loolu mooy sama nekk daal jamono yooyu métti woon na sorop est-ce que vous pensiez que di ngeen doon am ay cachet ay fayeeku ak ñaata la daan doon ñoo xam nga nag ñun par contre ak léegi parce que boobu mbëggeel moo fa amoon amour lañ amoon ci théâtre bi mbëggeel bi dafa nu ma koy waxee virus la woon boo xam ne bu la ko sa ba dugg macha allah mooy loolu daal mbëggeel gi moo fa amoon amul woon cachet sax parce que li ñu la daan fay du cachet léeg-léeg nga tourné comme par exemple bi muy tourné Adama ak Awa bi ñu paree je crois xam nga 16000 xam nga 17000 lañ ma fay ci journée bi yëpp ci film bi yëpp waaw je crois daal genre boobu ma fàttewul xam nga léegi même RTS da ngay dem tournage yenn saa yi nga pare sax ñu jox la cachet boo xam ne bii génn si ay TVA ay xaw ma lan ak lan xam nga mooy loolu quoi waaw affaire tubaab waaw mais te dañ si nekkoon parce que lu ñu bëggoon la dañ si doon toog parce que lu ñu bëggoon la parce que foo tourné 1 mois wala 2 mois benn ñor na ay 16000 ak 17000 xam nga toog fa ba léegi xam nga ko xaalis teewu la fa bu loolu nga dem bàyyi dem defi la bonne sax peut-être am weer 20000 sax moo la koy arrange moo la ko gënal mais c'était passion bi moo fa nekkoon bëgg-bëgg moo fa nekkoon ak ni ñu booloo woon bokk ndey bokk baay bokk métier mi loolu moo taxoon ñu toog fa mais est-ce que à un moment donné après toutes ces années d'expérience à un moment donné Mariam Niang dem na ba yàgg commencé douter naan pourquoi mu duggoon si su ma yëgoon du mu ci dugg peut-être oui ça m'est arrivé arrivé na ma parce que moment boobu ñu nekkee daara ko aussi j'avais oublié dañu doon def chaque week-end ñu dem si sous région bi tey ñu nga Gambie ëllëg ñu nga Mauritanie ëllëg ñu nga Kaolack week-end bu ne on n'était pas à Dakar ok mën nañ toog 6 mois ferme amul week-end bu ñuy toog Dakar amul mais sooy ñëw peut-être 2000 francs xool nga dem Gambie def fa nga jóge fi jeudi vendredi samedi dimanche lundi nga ñibbisi nga wàcc 2000 francs moo lay topp wala 3000 francs xam nga kooku téyewul kenn mooy li ma wax rek bëgg-bëgg bii de mais bi nee ba bu jigi un jour ma teg sama benn collègue koo xam ne ñu nekk noonu hôtel de ville mu ne waayu madame Niang yow yaa ngi nii man a ko waaw man ne ko yow dina ngeen def ça va mu ne ma yow bu ba léegi suñu la nga ñëw liggéey si man a ko man dama toppoon nag ànd ak waa daara ko nekk di def tournée mu ne ma moo taxit ñun embauché na ñun ñëpp waaye kenn embauché na kenn gisu la mais instant boobu ça ne faisait rien de man a ko moo noppal na leen bu maa ngi bëgg théâtre bi sama xol ba mënuma comprendre man a ko noppal na leen embauché bu leen embauché ba new si mais bi nee ba à un certain moment nag j'ai commencé à prendre de l'âge nag war a jël nag sama responsabilité bopp là je me suis dit man non attends man métier bi ma topp tamit te mënu ma si faj benn bunt te maa ngi bàyyi woon loo xam ne xëy na weer dee sax naa sama as tuut lu ma mën a jàppe sama as tuut lu ma fa ña fekk sama bopp sama soxla ak sama yaay là moom dama toog carrément sama bopp ubbu complètement nan laay def ba génn ci mënatuma delluwaat école mënatuma def lu may def xaw ma aar bi rek laa fi am moom laa kii mën ngoon naa si jàpp toog mais mu métti woon na nag quand même métti woon na amoo loo faje sa soxla coow li bari na wax ji bari na foo génne ñu lay joxoñ nit ñu comprendre ñu woon li ngay dem lan la heure yi ngay wàcc dugg sa kër ñu naan xool ko n'importe quelle heure lay dugg si jigéen xam nga kii de jigéen bu baax kii ku koy takk ku koy nangam day dem bu mu jigi yow mooy loolu daal sa bopp day ubbi frappé ok lu tax nga continuer waat te instant yooyu bàyyiwuloo non du ma bàyyi bëgg naa ko ba pare mënuma ko toon bàyyi moment boobu pour ma daal théâtre bi ma am ak ma bañ am théâtre bi la c'est ça sama justice ça ba may am jëkkër yëpp théâtre bi daaree ko ci laa nekk ba may am jëkkër ba jusqu'à nos jours maa ngi ci biir génnuma ci d'accord beneen question bi may poser mooy bi ngay wax léegi nee nga avant balaa ngay am borom kër fekk na nga commencé di def théâtre ba pare donc bi nga demee ba war a am borom kër est-ce que amul woon ay difficultés du côté de la belle famille ama parfois dañuy bañ non comme ni nga doon wax sànq rek jigéen bi baaxul def na nii def na ne xëccoo amul woon tuuti alhamdulilah rabbil alamin heureusement pour moi man bi may dugg daal rek wax naa ko sànq c'était en 1982 maa ngi am jëkkër en 1991 xam nga il y a un décalage bi may am jëkkër ci art bi la ma fekk may def théâtre ñu xamante tamit mokkal li may def
ma ko li may def mu dem ba xamanteeg waa Daaray Kocc dem ba xamanteeg Cheikh Tidiane Diop dem ba xamanteeg artistes yi may fréquenté ñëpp macha allah te puis dafa amoon jabar aawo man j'étais deuxième femme xam nga mais bi nga xam ne ñu ngi nekk problème bi ma amoon c'était pas avec sama belle famille mais c'était avec sa femme elle ne me connaissait pas xamuma woon man xaw ma ko dafa toog ak sama goro télé am sama belle-sœur kenn ku ne diw mii de kii lay bëgganteel te sa belle-sœur mu ngi toog jour boobu la xam ne kii la jëkkëram di doxaan après loolu jëkkëram moo ma ko expliqué mais sama belle famille macha allah laf cat musuñu am ak man problème ci genre boobu d'ailleurs sax même sama belle-mère amoon na benn dëkkandoom ci d'après li ma dégg après ku ko wax na ko yow sa doom ki muy fréquenté est-ce que xam ngeen ko yow kii nga xam ne théâtre kat la day dem ay fu nekk dëkk ànd ak ay góor dégg naa ñoo góor ñooy bokk néeg xam nga rek nit ñi seen xel ñoom du ñu ànd ak yow du ñu dem mais ñoom déjà la fay xaw ñoom xam nañ ko xam nga dafa may jaaxal daal waaw ñooy góor ñooy bokk néeg ñoo góor ñooy tëdd nga bàyyi ko sa doom bi di ko toxaan nangam kii gën sama goro naka xoolal ku nëbb sa doom yàq doomu jàmbur xam nga dafa am lépp yoo xam ne dañu am franc parler lu ñu bëgg wax dañ la koy wax yow loo xamal doomu jàmbur loo ko xamal man sama doom ku mu bëgg ku ne bëgg naa ko te sama doom li mu ma wax si xale bi doy na ma te bi mu ma takkee jour bi ma takkee 2 jours après sama goro si boppam moo yëpp ay sërë nocc ay cuuraay ay fer lu nekk jox ko sama jëkkër na ma dama joxal ma sama goro boobu ñëwee ma jël ko ma ne ko ku la jox la mu ne ma sama yaay moo ma jox si lii nee naa la ko jox mu ñu may bagage may gàddu ma koy indi ma ne ko sa yaay dafa bëgg ma defar ba mu baax tegal ma fii samay fer ak samay sëdi nocci waaw ku la bañ du la defal loolu te yàlla def na dugg peut-être dundam bu yàggul ak man sama goro mais amoon nañ entente boo xam ne chaque ngoon heure yi damay sangu dem seeti ko su ma demee am sama 5000 wala sama 3000 yenn saa yi su ma amee togg sama ganaar gu baax teg ak boisson jox xale yi ne leen yóbbul leen ma meer xam nga man kooku ma amuñu woon problème ay sama sœuru jëkkër amuñu woon problème waaw sama aawa daal laa xam ne peut-être xamu woon sama jikko quand même te benn jigéen bëggul ñu takkal la wëjj xëy na loolu moo taxoon affaire bi te man nag wax dëgg yàlla sama xolaay taalaa sama bàmmeel laay toog musuma ko jàppal dara jusqu'à nos jours musuma ko jàpp parce que dama ci kii nag jigéen bu nekk jigéen nga man mi taw nekk ñaareel te su ma takkaloon ñetteel it xëy na ni mu def laay def damay fërënku si suuf si waaw mais ngoon du ma ko jàppal dara malheureusement maak moom noonu la demee mais à part ça sama belle famille moom macha allah la fa cat mais am na nag ay jigéen ñoo xam ne si biir théâtre bi am nañu ay borom kër si biir théâtre bi mais mu metti lool seen côté parce que tamit ay jigéen la dañuy waxtaanante suñu biir xam nga am na ñoo xam ne chance bi ma am ba léegi dañ ma koy wax sax suñu dégg ay ma rem yow chance bi nga am sa jëkkër ji ni mu mel ay ñu de suñu jëkkër bu ñu guddee coow li wax ji suñu belle sœur yi nangam am na ñoo xam ne seen sëy day tas te jaru ko daal parce que ki la bëgg nga bëgg ko amal ci moom confiance man sama jëkkër dama ko daan bàyyi fi dem ay séminaire wala tourner faneen am fa ay une semaine di fa naan àll allo na nga def ça va yaa ngi si jàmm yaa ngi si jàmm alhamdulilah fii lay tëdd sama laat sama 2 jours fii la koy tëdd 2 jours yi may aye fii la koy tëdd fekk man maa nga faneen amu suñu am benn problème macha allah comprendre bu baax mentalité ouverte maanaam open mind mooy mën a dimbali artiste ci vie waaw loolu moom moo xaw a manqué artistes yi parce que boo amee jëkkër aussi te doo xanteeg moom la réalité gis nga jëkkër bu ko def jëkkër bu ko def jëkkër def ko xarit jëkkër da nga koy def xarit soo ko defee xarit yéen ñaar di ngeen mën a composer parce que xaritoo bu amul complicité bu amul di waxtaan di sottante xalaat ku nekk xam sa morom lu muy nekk ak lu muy yend ak lu muy fanaan jubóo du fa mën a nekk bu fekkente ne loolu am na kii nga xam ne moo nekk ci population bi jóge ci mbedd mi ñëw na sa jëkkër sa jabar de nangam bu fekkonte ne waxtaan jiitu na entre yi ak sa jabar ngoon kooku li mu koy wax du ko mës a dégg. ñu ñëw léegi toog nañ lu yàgg n'est-ce pas déggaatuñu Mariam Niang ci lan la Mariam Niang nekkoon temps yooyu. waaw xam nga Daaray Kocc ndeysaan macha allah ñu ngi fi nag sax loo gis rek dafay am xëj na li ñu naan
lu bees day ñëw. ndax daare ko ki ñu xamoon ne en matière de téléfilm macha allah laf cat. nekkoon na troupe boo xam ne ñëpp ay royukaay lañ ko doon def nekkoon na troupe boo xam ne bi ñëpp utal nañu ay troupe parce que daare ko ci ngi nii. mais dañ dem ba moom un moment ndeysaan Cheikh Tidiane Diop mu génnee àdduna bàyyi ñoog Papa Demba Ndiaye. ñëpp xam ne Papa Demba Ndiaye peut-être jot bi mu mënoon am comme Cheikh Tidiane Diop Papa Demba Ndiaye amu ko woon parce que Papa Demba Ndiaye mu ngi nekkoon poste di liggéey. poste la nekkoon di liggéey yor fa poste boo xam ne aussi mu amul woon temps bu bëri pour mën a encadrer Daaray Kocc encadrement ba nga xam ne bëggoon na ko nag. ndax daan na def tout pour ñëw dafa encadrement Daaray Kocc ndax Cheikh bi muy dund moom dafa demoon ba def départ volontaire. ndax théâtre bi waaw moom Cheikh Tidiane Diop waaw Cheikh Tidiane Diop yor Daaray Kocc yor ko ut nga dem kër lu yëg ko parwee di ko fay. amuñu woon siège bi ñu liggéeyee doon dem di mujj gi dem ay duta sekk wala ñu dem feneen mais mujj affaire bi demul daal demul. et puis série yaa ngi commencé woon di jóg. série yaa ngi commencé woon di jóg te ñëpp xam ne ne série c'est de l'argent. xaalis moo koy def. te moment boobu Daaray Kocc yoru woon xaalis nañu suñu mujjeelu téléfilm bi ñu koy tourné ay gaaf. d'accord waaw mais nag ñu ngi doon wax aussi des problèmes internes. ay malentendus ak ay jàppante wala ay malentendus quoi ay ñàkk déggoo ci biir entre comédiens yi ba loolu moo war a tax sax gën na tax lu tax Daaray Kocc doxatul peut-être ay mésententes. non man je ne trouve pas xam nga nit ñi mooy wax sànq rek dañuy fekk foo xam ne dara nekk fu ñu bëgg fa dugal dara. Daaray Kocc c'est une famille wër na sax Seydina Mohamed su ma la waxee ne la suñu groupe WhatsApp léegi nii boo taalee sans portable di nga ko gis Daaray Kocc mosuñu am benn problème interne. ah man de j'étais pas au courant de cela. wax dëgg yàlla te su amoon dama koy wax ndax man gisuma lu tax lu may nëbb ak lu may tere ma bañ ko wax. mën na musuma ko yëg mbokk bu amee musuma ko yëg te ñun ba léegi ñu ngi bokk ndey bokk baay di dem lente di fekk lente. ñu jóge ci période intermédiaire boobu. ñu ñëw léegi ci période bi gën a récente. est-ce que Marème Niang ak arrivé wum ci maîtresse d'un homme marié Lors de Ninki Nanka ak yeneen peut-être yeneen yoo joué est-ce que mën nga considérer que renaissance la pour Marème Niang retour comeback comme ni ñuy wax comeback la. waaw comeback la renaissance la aussi. bi may dem Marodi sama benn doomu bàjjen ku ñuy wax Lébu Babacar Lébu mu nga nekkoon si Nafi bi. bi ñuy tourné Nafi bi daf ma ñëw fekk ma fii sama kër mu ne ma ñanga mu ne ma. man de doo ñëw ñu dem Marodi ma ne ko lu muy uti Marodi dama seq ak Marodi bay dem Marodi mun na ma noo parce que ñoom dañuy tourné benn film boo xam ne bi Nafi mooy bi ma nekk nii mun ma tax naa dañuy soxla ay maire te yoo xam naa ne di nga ko mun de def ak yooyu ma ne ko bon mun naa waaw ma ne ko amul problème mun na ma léegi demee naa la jaar jël si ñu dem ma ne ko waaw ñu ànd dem bi ñu demee gisuma kenn ku ñu waxal gisuma man ku ma waxal ay bureau daal ay nit dugg a génn di ma romb gauche ak droite ma toog comme man dama xaw a kii tuuti ma daan naka lébu ma ne ko man je rentre mun ma ëpp naa def gis naa maas mu ngi si ko dafa occupé ma ne ko mais depuis maa ngi fi bëgg def 1 heure de temps te gisuma kenn ku ma waxal quand même man ñëw ma fi pour taxawaalu nii damay liggéey ma tax bu liggéey damay ñibbi waaw mu ne ma waa xaaral tuuti juste rek maas ñëw wàcc mu naa ne que lébu ana ki mu ne ko mu ngi nii après mu ne ko waa kii xam naa kii Daaray Kocc la nekk waaw ñu présenté wu noonu waa Daaray Kocc nanga an Pape Demba Ndiaye mu ngi fi nangam naa ainsi de suite mun ma lébu ngoon yow la indi pour nit ki mun a amul problème léegi comme gis naa la léegi da ngay bàyyi sa numéro après dinaa ko jox am na ku ma benn tur bu mu wax de dinaa ko jox lu si après ab lu si am dañ la woo man ok amul problème daal di génn lébu sax fa laa ko bàyyi ndax dana dem tournage foofu ci Nafi bi ma génn jël oto dem ñibbi toog fàtte ay semaine après sama téléphone sa ne kooku la mère Marème Niang mën a waa ma dañ la soxla woon Marodi ndax di fi mën a ñëw suba mën a suba ban heure ñu ne ma matin 10 heures man amul problème 10 heures ma dem c'est li mu expliqué na ma dañ bëgg nga nekk maamu Nafi maamu Soña maamu Soña si série Nafi bi maa si jur papa Soña d'accord waaw léegi nag bi ñu ma waxee loolu man amul problème après ñu ne ma waa léegi ngoon bu fekkee ne demee mën nga ñëw nga commencé liggéey bi mais rôle maam ngay sol affaire maam xam nga def fi mag affaire yooyu tout le temps da ngay kolu man amul problème on va essayer ñoom essayer sax lañ ma wax man a waa bi ma ñëwee ak samay yére ma toog mbaaco maquillage bi solol ma defar ma musóor ma kii ngi toog après ñu ne nañ essayer action ñu wax ma texte bi action rek ma dem ñu ne voilà ki leen doon seet mu ngi nii li mooy sama dugg Marodi ba léegi. ndeysaan
waaw bi ma paree ci Nafi aussi ma dem ñibbi comme d'habitude rek man su ma paree si liggéey pare naa si loolu maa ngi si leneen ma toogaan un jour rek ñu woowaat ma ñëw ñu dañ bu am série bu ñuy tourné bu bees bu ñuy wax maîtresse d'un homme marié rôle yaay leen ne si jox ñaari doom nga si yem yu góor man bon ñu ne lii ak nii lañ bëgg nga mel ko juste Calista di agsi Calista bi muy agsi gis ma si hall bi dafa tëb rek kottement man boobu xaw ma ko sax man maa ngi ko gëj gis sa 2S ba mu nekk 2S mais dafa agsi rek kottement wuy yaay mère bi ñu doon wër a ngi nii waa daaray kott ngi nii te xamuloon ne ñëw nga ba pare waaw te xamoon sax man waxtaan ak gaay noonu kii la ñuy jël ko après noonu Adja génn nag mère bi da waxtaan la ñu wax ma pour mu ne ngoon jël ngeen ko enfin alhamdulilah est-ce que kii man ma ne ko déet dañuy seet dañuy testé ba pare dañ xool ba xam ndax liñ ma jox mun naa ko wala mënuma ko ñu naa parce que liñ ma expliqué man musuma jouer rôle boobu nag noonu ma mel nekk mère jaa ngi ëppal tëñëx di xuloo ko rek di ŋaang-ŋaangi musul nekk Marème Niang Marème Niang toujours dafa war a poser calme dox la muy dox daada ko noonu laa ko nekk woon moo tax bi ma ko joxee je me suis dit man actrice la lu ma jox dama ko war a def premier jour bi ñu jëkkee tourné maîtresse sama première séquence bi ma ko tourné ba pare ñoom ñi dañoo teg seen matériel di ma tàcc macha allah macha allah man ngoon kon gars yi tàccu nañ kon baax na li ñu bëggoon am nañ ko si man noonu lay sama dugg Marodi ma continué maîtresse première saison deuxième saison si deuxième saison bi mu desee avant presque un mois bi si la kii na ma yow am na benn film bu ñuy commencé Marodi bu ñu Ninki Nanka en français mais dégg naa fa sa tur man mii sama tur man. dina ñëw ci Ninki Nanka bi. dina ñëw ci Ninki Nanka nii daal foofu moom beneen affaire la. Mère Diop personne ne peut dribbler Mère Diop. maîtresse d'un homme marié wax nga ñu ni nga duggee Marodi. ak ni nga dajee ak Calista. nga joué rôle bi. mais maîtresse d'un homme marié quand même. yow comme li nga wax joué la le rôle boo xam ne mosoo ko joué. mooy rôle comme ni nga wax mère bu ëppal mère bu tàng. pànk noonu pànk. donc après ba saison 2 mère buy fecc man j'étais choqué bi ma gisee mère buy commencé def lipo. waaw gis nga. pas gay ñëw di ko seet si waaw man affaire bu defee. alors chagrin d'amour et cetera alors donc ça veut dire que daf la ci maîtresse d'un homme marié da nga jouer ay facettes. ci benn personnage nga joué si ay facettes yu bari ay humeur yu bari ay comment dire ay personnalités en fait ay caractères yu bari yu différent mère dafa soxoroon ba ñu naan non mère bi dafa soxor saison 1 ñu dem ba yàgg la maman devient amoureuse elle est déçue ci benn mère racontez-nous un peu cette petite expérience là ou cette grande expérience mooy li ma wax rek maîtresse d'un homme marié renaissance la ci man parce que man mii di ko wax di ko jouer dama ci am mbégte ak contentement parce que dama nekkoon daaray coach xam nga ni ki dañ naan toujours li ñu la xamee rek loolu lañ lay jox nga jouer ko dama am habitude nekk daaray coach di jouer ay rôle mère yu sedd mère yu baax mère yu yaru kenn xamoon sama facette ci côté boobu je me disais souvent mi man kay laay am ku chance ku ma jox rôle bi ma bëgg rôle pànk moo wane sama bopp donc da nga ko doon yàgg ut moo tax ma amee opportunité jouer mère Diagne si maîtresse je me dis voilà lii laa doon xaar il fallait que je m'explose moo ne man li ma man te des na de am na lu ma mën a ngul sax man j'en suis certaine. ban kii nga am ci retour de la feedback maanaam retour de la part du public jeune mais aussi du vieux public c'est-à-dire ñi fi nekkoon ba Mariam Niang di nekk jeune maanaam ñu mu âge ñu mu jamono tendool non seulement artistes yi sax mais maire yi nga xamante ne duñu sax ay artistes public bu màgget bi tolloog yow jamono ak public bu jeune bi c'est-à-dire instant yi ñaar ñëpp ñii dañ la gisaat ci beneen ñii gis la ci lu bees même si mag ñi sax dafa am ñaari facette si mag ñi parce que dafa am mag ñoo xam ne biñ ma gisee ma joué rôle mère Diagne uuf sama njaboot aar sama njaboot dafa am ñoo xam ne ñoom pour ñoom man dama leen joué seen wàlla dama def nit mag mu ne ma yow de li nga joué nii dafa mel ni man nga doon joué sama rôle man sama njaboot dama leen di uuf dama leen di xeexal parce que mënumaa liggéey sama kër jëkkër ba sonn ba samay dem màgg war a tekki xale bu tekkikul dara jóge fële bëgg ñoo yàq sama kër may génn am ñu ne man ay mère yow da ngaa soxor de mag ay mag mère yi ma mag man na ma yow da nga bon de yow gune gi doo ko muñal mu sëy bi ah si kay xale bu dëngee kay yaa ko war a jëbbanti yaa ko war a nangam yaa ko war a nii
xam nga ngoon différence kii bi mu ngi foofu déjà beneen bi ñii dañ na maan yow de ba sama jëkkër deewee ba ma amaat jëkkër di sëy sama doom yi dañ maa mere nga xam ne ma yow yaay bi sama dund doo def ni daawoo tàkkusaan ngay solo di maquillage soo ko def ay affaire ak nangam mel ni man du ma nit mais man nit laa su sama jëkkër bu dee def naa la ma war a def ak moom kay mu amaatee keneen kay dinaa defaruwaat nag defar teeru sama jëkkër nangam xam nga am na si ay jeunes yoo xam ne sax dañ ma doon wax mais yéen daal da ngeen di naxaate waaye yow mag ma tane yoo nga nekk fi di def ay mbëggeel bay jooy yooyu amul xanaa ñun bu sa papa suñu papa bu deewee waroo sax amal beneen jëkkër mais xanaa yaay du dund xanaa yaay amul xol xanaa yaay du nit yaay du jaamu yàlla mais nga am jëkkër toog jaamu yàlla moo gën nga nekk si mbedd bi taxawaalu xaajo gu naan yaay diw dañu ko gis fee sa buntu nangam yaay diw ñu ko gis mu àndax diw nii sa nangam mais soo amee sa borom kër bu yiw toog uuf la yàgg sa njaboot mais dara daaxu ko xam nga nit ñi duñu xam secret biir néeg te nga sëy secret biir néeg la femme bi ma lay wax nii ne dafa amul jëkkër yi da ko daan toroxal si biir néegam mais waa biti bi musuñu ko xam ndax du ko wane si biti mais jëkkëram da ko daan toroxal sëy bi mu bëggoon a sëy jëkkëram amu ko woon fee mi bëggoon a woon jëkkëram mënu ko woon wan ndax jëkkëram permettre ko fu mu ko doon defee te jigéen boo ko mayee boo ko wanee mbëggeel rek yaa ko moom lu mu bëgg def da la koy defal mais bi mu tàggoo ak jëkkër ji am na ñaari doom yi dëgër nañ bi mu tàggoo jëkkër ji yàlla daf mu amal beneen jëkkër mais xoolal suy génn day sañse ba nga ne kii di moom àndax jëkkër gi di faru xaqataay kafre am yaram épanouir nag nekk beneen jigéen mais ñi xam ne xool ko man de jëkkëram bu jëkk bi daa ko defal nii daaw ñu sax ànd foo ko seen kanam gaa ngay saxaar alors que c'était pas de sa faute fekk c'était pas de sa faute fekk jëkkër ji moo ko mayul woon fu mu def ak moom loolu mais ni ngi si biti xamuñu moo tax secret biir néeg dafa diis wóor na yàlla jigéen boo nga jàkkat bi ma laa bëgg takk la safara see la sunna si Muhammad te mayee ko jàmm mais du la sëyal nañ waxante dëgg fecc nga de fecc bi merengue bi ak man moom côté boobu li ma gis naa fa talent quoi mais man li ma bëggoon laaj mooy réalisateur bi Khalifa ak Calista bi ñëwee ba nga gis ne dañoo bind ne da nga war a fecc da nga war a maanaam rougeage comme li ngay wax ni lipo toilette comment ça a été nan nga ko recevoir yow ci sa parce que dans ton mental alors que mosoo ko def auparavant waaw parce que Calista bi ñëwee daf ma wax ne avant ñu koy def sax dama xam ne ma mère Diagne fii moom ñaari facette nga ciy am ma ne ko ñaari facette yi dama naan mu ne ma boo amee jëkkër boo amee far bu bees ma ne ko far foofu laa jëkk tiitee ma ne ko far mu ne boo dañ la si utal far utal la si jëkkër ma ne ko nga ne la xamaguma sax boobu Lamine Ndiaye la wóor na yàlla ma ne ko Calista yow tamit bu ma utal far si fi ni bay max samay doom mu ne ma yii mère Diagne ne la utal far yow foog nga am far yow moom foog utal la far yow ma ne ko ah bon mun naa fekkee juste biram xam nga moom ndeysaan mooy biram mu ne ma yaay bàyyi utal la far kër gi neex xam nga rek biram ay waxam ma ne ko jàllal ne yow Calista waxal sa wax yow mu ne ma mère Diagne ne la utal far mais far bi na bu ñëwee bi dañ lay wane nga nekk une jeune dame mën na ko jeune dame bu demee nan mun na ma da ngay sol ay taille basse doo xóotal ginnaaw taille basse bi xam nga doo to teg col di def maquillage di rosaawu di def chignon ma ne ko Calista mun naa ma ne ko yow yaa ngi may bëgg a duggal fu gaal gu bari vitesse de munoo Mère Diagne noonu la mun parce que am na jigéen ñu fi nekk ñoo xam ne ñi dund ñu woon te il faut nga wan leen ni ñuy dund ñu dund il faut nga wan leen ñu dund ñu ñuy dund ñu dund. nouvelle vie est possible. waaw parce que boo xam ne bii dama nekkoo mag rek sa jëkkër dee na wala sa jëkkër divorcé nga rek yow waratoo dund non non da nga war a dund xappi. nii la ma ko waxee xappi. ma ne ko ah boo mun naa ma ne ko ngoon na si dal. ma ne ko na si dal noonu ñu xëy rek séquence ba dikk mu ne ma léegi nag paa bi day ñëw léegi mu daan na mbaato day ruusaaw def et puis kii ay maay këb la xamul mu doon ñu ne ñu dugal ma si ma daal di def nii. lii daal moo indi sama diggante ak Lamine Ndiaye. ñu daal di ko say nekkal. te li ci gën a neex mooy Père Lamine yàlla dafa def maam moom suñu bokk plateau. musul c'est la première fois c'était la première fois ñu bokk plateau maa ngi moom bu jugee. billaay wallaahi te ñu xamante lépp yàgg na mais musuñu bokk jugee affaire bi nekk betteel ci man nekk lu neex ci man ma tamit parce que Calista def na ma même Père Lamine bu nekkee sa far wala mu nekk sa jëkkër tamit. biram moom du ma sa d'accord si ngoro gi du ma sa d'accord si sëy bi xam naa nga léegi nag ñu nekkee si noonu nag maquillage yeeg faaraas yeeg yëf yi ñëw ak xam nga rek Père Lamine ndeysaan mu nekk ko baax bi mu ñëwee aussi mu ne ma sincèrement dama am mbégte liggéey ak yow te gis naa ne yow
yàgg naa la seetlu nag mais tey laa am firnde que ne yow jàmbaar nga mun na parce que xool naa ne yow ni ngay liggéeyee am na jigéen ñu bëri duñu liggéeyee noonu parce que yow sa texte da nga koy mémoriser da nga koy téye te yow da ngay joxe man moo tax ma sawar ànd ak moo tax suñu duo neex mais je me disais toujours que ne man bëgg naa un jour jouer ak ay acteurs yu mag a mag a mag a mag a mag xam nga nag kañ laay am chance bi jouer ak ñoom mais ku mel ni peut-être Omar Seck ndem si yàlla ji dina ko Sorano te gaañu vraiment bëggoon naa ma xam moom am séquence ak Thierno Ndiaye Dose tamit yàlla def na moom tamit yàlla boole nañu sur le 13 mu nekkoon sama borom kër sur le 13 j'étais non dama bëggoon dama kontaanoon parce que dama naan ñi ay figures yu mag lañ ngoon su ma toogee ba mën a jàkkaarloo ak ñoom ngoon man déjà ngoon si figures yooyu laa war a bokk man loolu laa je me disais ça man ngoon si figures yooyu la waaw xam nga bii ngi ñëwaat indiwaatal ma Lamine Ndiaye vraiment c'était autre chose dama kontaan dama bëgg depuis ñu booy nekk ak ñu mel noonu da lay pousser pour nga gën a réagir pour nga gën a jouer parce que naan ñi ay artistes yu mag lañ te ngoon su ma nee war a bokk ak ñoom seen yii damay joxe damay def lu ma mën fu ma kéntalaay kantan dama koy def c'était extraordinaire ma bokk ak Ndiaye Dose ma bokk ak kii ak Lamine Ndiaye seulement am na kenn ko xam ne bëggoon nañ ma moom ñu bokk plateau mais yàlla dogalu ko ba dem na France muy Awa Sène Sarr son jeu me plaisait tellement su ma koy seetaan muy joué damay kontaan elle était tellement simple deful ay yu rëy comme ni ñuy def poudre fii maquillage 5 jaaga moom elle était toujours simple. dama bëggoon xam aussi au-delà des plateaux de tournage yan relation nga am ak acteurs yi ñi nga mës a jouer yëpp que muy ñi nga xam ne nekk nga seen maam ñi nekk nga seen soxna ñi nekk nga seen yaay. waaw yàlla def na nag man dama nekk ni koo xam ne kii su ma xësee ba xam la rek man dama lay topp même les techniciens dama lay topp. dama lay woo di la nemmeeku si loo nekk. yaa ngi si jàmm genre ñun ñëpp xam nañ ko si man. Lors de Ninki Nanka Yegsi mu nekk une série de 58 épisodes. tout en français. foo jàngee français Mère Diop. léegi nag génn nañ Mère Diagne léegi ñu ngi si Mère Diop. waaw Mère Diop nag français bi damay débrouiller rek. non comme ñu wax loolu si comme tout Sénégalais xam nga man ni ma koy waxee chaque jour man damaa bëgg lecture damaa bëgg lire. man 1977 laa bàyyi jàng école dafa yàgg mais dama doon liirantu ay journal di liirantu ay Blek ay nu deux xam nga roman nu deux dama na marché ci leen di échanger Arlequin waaye ay Arlequin maa ngi Ndeye Mour Ndiaye kees laa nag suñu waa kër ñi dama daan jàng Arlequin kaay añ man leen maa ngi ñëw su ma paree dama ñëw fekk añ bi jë ba ñu raxas ndab bi dëpp ndab yi man naan waaye yéen añ bi dina ma sama yéen ma ban añ yow ñu woo la kaay nga sëgg si livre yi di liir ba nit ñi añ ba raxas ndab dëpp nga naan añ dama nga añ si livre yi sama sœur ma nekkoon Dakar xam na ko ay keesi laa teg la woon si ni bi da ngay xëy rek ma taal livre yi ma ne ko boo ko taalee di nga ma ko fay bi ma jàngoon 2 mois wala 4 mois mun naa ko génnaat jàngaat ko. à l'an 2020. ngay soog a jouer un film en français. alors bi ñu la waxee ne film bi da nga ko nar a def en français. comment noo ko déggoo quoi. non damaa tiit tel la sama dënn bi sama kër bi def. fekk kii ñëw na ma. kii lampe man tase moom si kulaay mu ne waa lampe photographe mu ne waa Mère Diagne yow loo ut fii moom xam na damay ñëw pour def casting bi parce que dañ ma ko proposé dañ ma ko wax man yow da ngay wax rek mu français man de ma def ma film français de xoola mu ne ni ma ñëw man damay dem Nafi woo ma waaw Nafisatu woo madame Silla woo ma ne ma Mère Diagne na nga def ça va ma ne ko madame Silla yaa ngi si jàmm ça va ma ne yow dañ la soxla woon si benn casting benn film bu ñu war a tourner Lors de Ninki Nanka en français ma ne ko français mu ne ma waaw ma ne ko yii Nafi bu ma dugg si mu ne ma Mère Diagne yow xoolal man xam naa ne di nga ko mën ñëwal rek bu subaa ma ne ko suba mu ne ma suba 9h na la fekk Marodi waaye man dëgëruma fit rek ma xëy rek damay dem si oto bi may dem ma ñëw ba tollu ay côté Pikine sama portable na teet mu ubbi xool mu ñaari texte yu ma envoyé en français ba pare envoyé ba leen vocal na ma texte yooyu ñu la envoyé mooy sa texte yi ñu war def kii casting Marodi tey
ma ne waaw croisement Pikine ak naa Pikine man léegi mi ngi croisement Cambérène di liñ ma jox fu ma koy jànge tere laay dee tey rek xoolal ma daal di génne sama verre daal di takk si oto bi commencé jàng ba yegg maa ngay gaz ñoo fekk am ñeneen ñu toog ma daal di nuyoo salaamaaleykum na ngeen def sa waa nuyoo daal di jàll toog lu may toog rek kii dama mère Diagne wuyul si kaw ma daka yéen man ak séngu ma dina may ma battement ba maa ngi bëgg xaar ñi jàll ma soog a ñëw may leen ma battement ñu ne ma déedéet nee na nga wuyu pour gagner temps daa dem nit ki daal beneen lay dee ma kenn rey man ma daal di yéeg fekk ñoom Nafisatu Roxey ñaa soxna Benga ak benn xale bu góor bu yor caméra comme nii ma daal di ñu rek buntu bi waa na ngeen def salaamaaleykum waa na mën naa leen yéen a ngi si jàmm na fi ree bëgg dama mère Diagne tey moom mère Diagne bi dañ ko teg tey yi moom dana jox benn rôle boo xam ne mère bi mère Diop lay tudd dañu xool ndax di nga ko mën wala doo ko man fi ma taxaw noonu rek Adja Ndour daal di ñëw ne waaw mère Diagne looy def fii ma ne ko dama ñëw si casting bi mu xëxatee casting ba yow da nga dégg tubaab ba ñëw si casting bi ma ne ko dégguma tubaab waaye naa def si casting comme ñëpp ma daal di dugg na fi ne ma mère Diagne de li ma la envoyé de léegi laa la ko envoyé ma ne ko gis naa ko de en tout cas daal jàng naa ko mën naa ko wala mokkal naa ko daal xaw ma waaye jàng naa ko léegi ndeysaan rek xëy ñaa daal reen waa ma sœur na nga def ça va mu ne ma ci fekkee kii ma ne ko ak na si dal mu ne action rek ma départ joué ko normal ñaari séquence yëpp benn du si bokk ak moromam te benn tagguma ci benn gagguma ci benn xoolal na fi sax dafa toog dafa xool ni la ma def mère Diagne yow yaa def fii lii yëpp ma ne ko waaw man la baax na wala baaxul soxna Benga day rëy buy tëgg taabul ci doo xëy ñaane ma sœur yow boo jàngoon tubaab musiba am waaye yow yaa fi def lii te nga ne jàngoo texte ma ne ko yéen a ma ko jox léegi si oto bi may ñëw Pikine laa ko jëlee Pikine waaw léegi nag def naa li may def maa ngay ñibbi soo li ma jëlee baax na soo li ma jëlul baax na maa ngay ñibbi wàcc 4x4 escalier yi génn ñoo fekkoon su ne waa mère da nga pare man leen pare naa yëf yi gaaw na de man gaaw wala gaawul de man pare naa maa ngay dem ñibbi naa noonu laa génne tooguma fa sax di xaar ma génn jëla oto rek na yoonu Tëngéej maa ngoo ko dem mais ak baaxu yàlla nag ma toog amatul ay semaine rek mat benn semaine bu mat rek la mat ñu woo ma mère benn femme moom ma woon ma mère Diagne na nga def ma ne ça va bien kookan la mun na ma man la Marodi ñoo ma envoyé pour mu wax la nga ñëw jël mesure ma ne ko mesure lan te boobu maa ngi tourné maîtresse dernier mois maîtresse. ok ma ne ko non tey mënu ma ko parce que damay dem tournage nii maîtresse mënu ma kañ ngay am temps ma ne ko yow sax mesure bi nga jël pour lan la mesure lan la mënu ma non loolu la ninki nankaa bi dañ la si jël ñu ne naa la woo pour jëlal la mesure ma teg téléphone bi nan kii juumul kii dafa juum xaaral mais tamit naka yow nga ne lan mënu ma waa loolu la ninki nankaa bi nee nañ nga ñëw nga jël mesure. ma ne mu ne ma ne ko waa léegi garaaw après coupé dinaa oo Nafisatu ma coupé ma oo madame Silla ma ne ko madame Silla mu ne ma ne ko man dafa am ko ma woo léegi ne ma naa ñëw dañ may jëlal mesure dañ may jël si ninki nang bu xaaxat dana may jël nañ la fi nekk rôle mère Diop moom yow yaa koy joué xoolal ma ne ko waa léegi damay dem tournage fële maîtresse léegi rek may bàyyi ba demee bu may dem tournage comme le après midi laay tourné demee léegi le matin naa fa ñëw yu nga may dem tournage maîtresse sama xel sa nekku sa la may tourné maîtresse maa ngi ne waa man dëgëruma fit waaw man ñii tamit amuñu fit ba dama jël si loolu français dama sama français yi njëlaxaan yii di wax loolu si oto bi de ma dem ba yegg lamp fekk ma fa lamp na ma waa mère Diagne yow nag dëgër nga fit nag mère Diagne yow bàyyi su mu naa la sapporté ma ne ko lu xew mu ne mère Diagne yow yaa dem maîtresse ba node ni ki nanka ba njël xoolal technicien yi ñëpp ni lañ def mère Diagne man kàddu gi benn la xala kii na leen ni maas ñëw fa tournage ba ne leen mère Diagne dégg na tubaab ndeysaan peut-être daka dul làkk comme ñii dugg école ren ak daaw mais dëgg tubaab yi muy làkk moo gën a dëgër gën a baax tubaab yi yéen ñii yi ngeen di jaay yéen ñi mujjee génne école la vieille école waaw mu ne yéen ñi mujjee génne école la tubaab yi yéen am na fitu taxaw làkk mais yéen am na fitu taxaw làkk yéen wax leen français kenn du nangu wax français fi si yéen te pourtant même elle ose chaque fois dama koy dégg fi muy wax français te yéen bàyyi leen ci xel mais man bàyyi naa ci xel man maas ndeysaan bàyyi naa ci xel lii mooy sama dugg ninki nanka ça a surpris tout le monde ah. ñëpp la jaaxal. ñëpp nit ñi dañ may woo nit ñi ma xam waaye yow mère Diagne yow ndeke dégg nga tubaab. dégg nga tubaab waaw mère Diop yow mère yow mère ni nga sobee ñoo xam ne sax xaw ma leen dañ ma koy wax. sama portable ay numéro xam ne xaw ma leen. waaw ma xëy gis benn avocat man waa kii kan la su ma déglu bës ay mère dëgg nga fit de. mère yow mii yow ndeke dégg nga tubaab yow de yaa yor xolamu film bi yow de yaa tax film bi ma koy seetaan genre yooyu. c'est-à-dire moo tax lu ñu naan nit ki. maanaam jàng quel que soit le niveau bi nga am
bul ko sànni. parce que da ngay rencontrer benn artiste benn comédien wala benn comédienne boo xam ni. dana naan jàng naa ba niveau tel. mais daa jël njàng bi yëpp teg fële. parce que peut-être gis na ne dans sa vie. soxlaatul li mu jot a jàng école. alors que njàng mi yàgg mën na dellu siwaat. donc yow depuis 1977. à 2020. ça veut dire ça fait 43 ans après quelques waaw. 43 ans après ngay soog a làkk français bi nga bàyyi woon en 1977. te bi nga ko làkkee ñun vraiment on s'est dit non mère bi man bi nga ma waxee ne ma 77 nga bàyyi jàng man nee naa la non mère loolu mënul nekk. 77 parce que français yi quand même dafa te man nekk naa ci l'ordre ni kii nanka je sais cadence bi ñuy joxee. scénario yi. da ngay ñëw le même jour ñu yónnee le scénario bi. et tu dois le lire. mu ngoog am na yenn saa yi damay ñëw si yoon bi sax damay dem war a dum tournage dama yónnee texte bi damay dem ba si yoon bi Serge envoyé ma texte bi si yoon bi ma jàng ko mais su ma ñëwee ma ñefe góorgóorlu rek dóor ko mu daanu waaw donc seulement li ma si imp kii woon rek mooy bu fekkoon ne sax dañ ne ma dama am rôle bi dafa fekkoon rôle bu gën a posé ma nekk une dame posée foofu la sama français di gën a génnee ok mais comme dañ ma naa nekk maire bu sob bu nekk ci quartier bi parce que au début sax loolu lañ ma wax genre maire Diop ngay doon mais yow da nga dañ kump quartier bi dara du fa rëcc yow yaay gérer quartier bi yaa xam li fi xew kuy dugg kuy génn ku baax ak ku bon yaa ko xam man je me suis dit man il y a pas de problème li ngeen ma sant yéen a moom seen film li ngeen ma wax laay def mais après ci biir au fur et à mesure on a vu que soppeeku na maire bi doon maire bi nax na ñëpp en fait maire Diop bi nga xam ne moo doon lijjanti lépp comme li nga wax léegi moo wël bu nekk c'est elle-même qui est la détentrice de tout ça ok quoi en fait. c'est ça yaa jur l'initié nekk yow yaa jur tel yow yaa jur bàcc et cetera quoi donc tu as trompé tout le monde waaw bi ne bi si biir nag ma gis changement bi nga xam andi nañ ko si texte bi si personnage maire Diop je me suis dit maintenant tiens voilà li ma doon xaar lii la mais ba léegi des na mais comme ñoom fii lañ koy yemale foofu laa koy yemale mais peut-être une prochaine fois su ma joxee rôle en français boo xam ne bii peut-être damay nekk nit ku posé comme calme comme genre comment dirais-je comme genre ban mère laa koy wax ay mère bi comme yaay bëti la maman de Béthir waaw gis nga ak yaayu kii Boris waaw calme posé genre yooyu bu kër gi man waat sama beneen facette. parce que actrice nag du am benn facette rek. mais ça va quand même parce que facette yu bëri nga war a am léegi nag comme nag génn ngum naa ñaari facettes yi. naa seetlu ne en attendant ba keneen jox ma beneen facette. waaw mais français bi daal nañ jàpp ne daal wax dëgg yàlla CM2 la bàyyi école j'ai pas le certificat aw ma baccalauréat aw ma BFM aw ma dara maa ngi nii. naada pourtant ñun bëgg nañ maire Diop de ak ni mu mel noonu parce que topp nañ transition bi quand même ci Nafi parce que gis nañ comme ni nga meloon foofu ak Nafi tout le temps ak Sonia plutôt triste ay sama doom ji bu leen ko def lii bàyyi leen sama sët bi ba ñu dugg ci maîtresse d'un homme marié tantôt émotion yi day changé boo gisee Marème ak Jalika dangay mer ñu naan dafa soxor bu ñu jógewee foofu noonu boo nekkee ak laala ba sama kanam gi kontaan mooy biram ki mujjee woon takk joor ba foofu tamit da nga doon kontaan après ñu ñëw ci Lord Ninki Nanka gis maire boo xam ne certes mi ngi surveiller nekk ci koñ bi caméra de surveillance comme on dit mais mu koy jàllale avec comédie donc nous avons adoré sincèrement waaw gis nga c'est différent de yeneen yi jot a jàll yëpp waaw lan mës nañ la wax lu la méttee métti ci aar bi ba nga jooy non am na ñaari baat yu nga xam ne rek dama nit wax na ma ko ñaari nit kenn ki tonton Cheikh Tidiane Diop la kenn ki suñu benn acteur la tonton Cheikh Tidiane Diop dafa mu sox yàgg na mu ne ma Marème ma ne ko mu ne ma comportement bi nga am si monde artistique bi ñu nekk mu ne ma soo ko continuer doo fël la doo sori mooy lan ma ne ko ma ne ko waaw parce que moom dafa gisoon ne man dama retiré woon dama calme. réservé. waaw réservé wu c'est ça man et puis nature noonu laa mel dama mës a réservé wu. mu ne ma jikko boobu neex na ma waaye monde bi ñu nekk soo amul salañ doo dem. benn suñu benn acteur dafa wax ne man Marème Niang moom mii mujjee ñëw. dina am lu si aar bi loo xam ne mënu fi am 30 ans duma ko fi am. moo la mos wax loolu. waaw benn acteur moom ko mos a wax.
mu ñëw rek genre dafa la défier quoi. waaw dafa ma défier te waxuma ko dafa am ku ma ko wax kooku ñëw wax ma ko mu ne man moom mujjee ñëw ci aar bi fekk ma fi mais moom dina am lu dina gagné ci aar bi te man mi ko fi jiitu duma ko ci am. c'est blessant ça. mu metti ma trop te ko dafa am lu bëri lu ma def ci moom ba ma ko kooku waxee wax ma mën a dem attaqué ko mën a no duma ko attaqué peut-être li mu wax am na fu mu ko teg waaye man ku ma xam-xam ne man sama lépp suñu borom laa ko teg. mu nekk affaire bu moom metti boo xam ne bii ba léegi nii damay toog di ko xalaat baat boobu kooku ma ne nit waru wax yenn wax yi daal. même bu dee ci biir kaf sax waruloo ko wax. xëy na loolu la taxoon wax ko mooy durée ba ma nekk daaray Kocc ak yàgg ba fay yàgg man ak sama yeneen naataangoo te peut-être yàlla mosuñu fa ubbi benn bunt bu tax ñuy wax bunt bu mag mais yàlla bu nañu bunt boo xam ne si daaray Kocc mais expérience. ñun mën nañ supporter mën nañ muñ fu ñu dem mën nañ fa toog te fu ñu nekk ak suñu moroom artiste nañ ñu ràññee. te aussi li gars yi waroon xam démb artiste démb yi nga xam ne mënuñu ko woon a gagné. ak artiste tey di ko gagné. mooy démb y avait pas de marché. c'est ça. il faut que les gens le comprennent. démb c'est-à-dire ñu bari dañ naan dafa yàgg si art hier y avait pas de marché. y avait des produits mais y avait que RTS moo ko daan teg une fois par an. deuxièmement amul YouTube. amuloon ay Instagram. amuloon sax ay cassette. amul duplé ay cassette temps yu may wax mooy seen début. amul woon après la cassette yi ñëw vers les années CD bi mu xewee. ci la cassette yi xew amoon na ay VHS. mais la plupart dañ ko daan génne di ko exporter. ñi ko daan jënd benn yoon lay kenn nga gis mu jënd ko dugal ko këram. Sénégal bi yëpp seetaan ko ci vidéo VHS. donc y avait pas ce marché là nga xam ne tey. yow mun nga def sa benn da ngay toog sax jël sa benn téléphone portable. def sa benn comédie dugal ko YouTube. YouTube fay la. donc loolu aussi cette compréhension là ak cette indulgence là de la part de la population dafa war a am nit ñi war a comprendre ne. ak lu ñu la waxal démb. daawul jënd. danaan seetaan gratuitement RTS. yow di xoolal VHS yooyu ngay wax. maa ngi ci am loo sama nekk. dama lay kaset yooyu moo xamoon ndax boobu. caméra yi ñoo fi xewoon. waaw nga di kaset la ngay dugal ñu tuddoon ko valise yi. waaw moo amoon jamono boobu. wala brique. c'est ça xam nga boobu RTS rek moo fi nekkoon benn télévision kese mardi ba mardi lay diffusé. soit mu dawal daaray Kocc tey wala mu dawal. jamonoy tey mujj gi si la waa Ndar ñëwee muy kii Baara Yogoo bi. Baara Yogoo waaw. ñu dem ba yàlla def télévision yi commencé ñëw. YouTube yi ñëw. Instagram yi ñëw. yeneen ak yeneen ñëw. ba tax léegi lépp macha allah ba tax nit ñi ñemeñ tamit di duggal seen alal ci biir téléfilm yi ndax boobu sponsor amul woon. producteur amutoon sax benn producteur amul woon. Daaray Kocc bu mu daan def produit non ton na Cheikh daraan jël alalam di ko def ci biir muy metti ñun ñuy xam ne metti na mooy li wax rek bëgg-bëgg rek moo fi nekkoon ñu ànd ceeg moom nag ña fa ceeg moom tey ba tey ji nii tey man dama ne man tey lu ma am ci aar bi mu néew mu bëri laa wax de. de chance mérite la. tout à fait. bu ma ko nit ñi waxalee xam naa ko su ma ko nit ñi waxalul xam naa ko de chance mérite la ndax nag am na foo xam ne boo fa jaaree yow dong yaay xam fi nga jaar fan la ak la nga ca daj ak coono ba na mu méttee. waaye nag yaa def ne du man rek am na sama yeneen moroomu artistes yoo xam ne fa ma jaar la ñu jaar. te peut-être xëy na chance mu yàlla ubbil tey nii xëy na ñoom amaguñu ko mais maa ngi leen koy ñaanal ñun tamit ñu am ko. li may laajte yëpp dama koy accès ci côté jigéen ñi. waaw mais bon c'est comme ça. li ma la bëggoon laaj mooy ban conseil ngay jox actrices yi nii. comme nouvelle actrices yi ñi nga xam ne ñoo fi nekk actuellement pour ñu mën a persévérer comme yow ni nga ko waxee daanaka bi ngay nekk jeune ba nii yaa ngi ci lan nga leen mën a wax. waaw jeunes yi li ma laan dan li may wax chaque fois rek laa leen di waxaat. gis nga àddina bii. loo bayul fii gas ko suul ko doo ko jibbi mënul nekk pour na ubbi sa ci ne sóor naa ceeb te ceeb nekku fa doo mës a añ ceeb dangay rame di soox waaye xëy nag am na ñu ko yàlla defal parce que ku nekk nag yàlla na mu def ci yow am na ñoo xam ne yàlla moo leen may ñu ñëw rek macha allah laf cat am ñoo xam ne dañuy rame mais nag loo fël war ngaa mën a jàngal li nga xam ne moom ngay liggéey. gis nga xale yi dañu bëgg ñëw tey am tey te day metti. tu es obligé nga koy jàng. waaw kay en même temps. waaw parce que yenn saa yi nga dajeex ko xam ne kii ñu boole laax moom ay séquence wala nga dajeex moom plateau parce que yow kii jàng métier mi
dafa am lu muy joxe. te ki nga koy jox mu ngi toog jàkkaarloo ba pare da ko recevoir. ba pare delloo la ko. mais boo joxee li nga xam ne kii ngi toog mu ngi jàkkaarloo war ko recevoir te joxoo ko lu mu recevoir moo zéro ñoo yem. léegi nag boo bokkee séquence koo xam ne kii mënul joxe pour nga delloo ko li mu la jox ki lay seetaan da lay jéppi. maanaam yow day affecté ce jeu. waaw kay bàyyi mu ko day yàq yow sa liggéey. tu ne le sens pas. parce que man damay bëgg man su may liggéey ak yow jàkkaarloo ñuy liggéey dama lay jox loo xam ne dama koy delloo ma mën la delloowaat nga delloowaat ma damay sentir ne man li may def kii ma ko séqal sentir na li ma sentir ñun ñaar war nañ mën a def. d'accord. gis nga plateau boo xasee ba ñëw. doona li la fi tegee. tu ne man nekkatuma Marème Niang mère Diagne laa ba mu fay jóge mère Diagne laay doon. man nekk yow séquence ñuy jël sama séquence ak man nekk si sama champ yow la nga séq ak man war ko jouer def ko ba mu mat. parce que day may doole kii di jouer. yow su ñu nekkee sa champ man ma def sama liggéey ni mu waree pour yow may la doole yow mii di jouer yow mii nekk sa champ parce que loolu mooy indi sa jeu. mais su fekkee da nga nekk sama champ nga comme nekk garaaw waa mère waaw waxal man mère daal yoo xooloo bu la neexee sax nga ay ree yow l'essentiel sa yoon nekku si. c'est pas ça. parce que yow jeu kii ñu nekk si champ jeu yow yaa ko war a génn. maam lu mu ay. ak lu mu ay boo ko jàppalewul du dem. dëgg la. boo ko jàppalewul du dem parce que moom daf la war a jàppale ngoon yow da nga ko war a jàppale. mais am na ñoo xam ne seen yoon nekku sama champ bu la neexee sax loo lambe. léegi yow ki nga seqal scène bi noo koy def. da nga koy bàyyi rek muy wax noonu ci air bi noonu. jeu du génn. toll dañ ko war a éviter. il faut ñu éviter loolu. acteur actrice boo xasee ba nekk plateau yow la. bu ne action rek yow doonatoo keneen. mbubu mi nga sol mbubu mu nga war a sol ba ngay pare nga sumi ko doon Marème Niang mais tant que yaa ngi sol mbubu mère Diagne nekkal mère Diagne ba pare. te xale yu bëri loolu la ñuy fawee léegi bu ñu xasee ba nekk sur scène rek pour ñoom pare nañ si ci non mooy loolu daal. léegi nag jamono ji nag jamono 2020 lañ nekk. comme li nga wax série yi soppeeku nañ. les gens sont plus audacieux. par rapport ak écriture. par rapport ak scénario séquence yi jeu bi. solin bi. ba day choqué sax public bi yenn séquence yu doy waar yi. mère Diagne bu démb non maanaam Marème Niang démb. ak nga xam ne da daan joué ay séquence ba mu jeex tàkk doo gis sax mbagg bu maanaam épaule nue mbaggu yëre mbaggam sax doo gis ak mère Diagne tey di bokk série yoo xam ni ay série yoo loo xamante dafay ça prête à beaucoup de polémique ak coow Marème Niang quelle est son impression maanaam naka la koy sentir je donne un exemple juste maîtresse d'un homme marié coow li bari na fii ñun tamit suñu série coow li bari na fii mais yow puisque c'est de vous qu'il s'agit nga bokk exemple ci maîtresse d'un homme marié ñu dégg coow li et cetera jamono yooyu naka nga meloon. waaw xam nga mooy li ma wax sànq rek li may wax nit ñi chaque jour bu ñu naan jamono day dox. man a jamono doxul fu mu toogoon ba léegi mu fa toog nit ñi ñooy dox ñoo changé. te comme nee nañ léegi comme jamono nit ñi dañuy dox dañuy changé comme technologie ni mu changé léegi. xam nga technologie bi léegi macha allah toile focale loo bëgg a def ko ci léegi nit ñi noonu la ñuy def léegi. kii di jaay filmam pour bëgg mu jar ak ña koy jënd lañ ko sa laaj loolu la ñuy def dañuy proposer xale yi loo xam ne lii. pour bëgg nga feeñ si film bi si sa solin si sa doxin si sa comportement mais day fekk tamit xale boobu namoon ko parce que même bu dul série xale yi seen solin laisse à désirer parce que tamit jigéen li mu war a woon jëkkëram bu ko wanee ne faa nga ci mbedd mi amatu dara lu muy nëbb pour jëkkëram te jigéen am na lu mu war a nëbb pour bu ëllëgee bu nekkee si nekk moo jëkkëram lu mu war a apprécier bu ko keneen apprécier si biti amatul benn sens amatul benn njariñ waaw léegi nag xale yi dañ ne dañuy toppandoo comme européens yi ni ñuy def dañuy sol lu leen neex waxee nu leen neex doxee nu leen neex même ay fóonanteeg yu nekk ngi si biir. xam nga mënu leen a critiquer nag mënu leen a critiquer parce que comme ni ñu waxee ne rek jamono changé na. dañuy dox boo ko waxee sax ñu ne wax mère yow da nga yàgg démb nga parce que am na xale bu góor moo ko wax. li ma wax ni wër na yàlla billaay walaay taala benn xale bu góor nee na ma mère dama nga toog yow démb nga. man naka démb moo waral tey bu démbul amul mun a man naka tey du am te dañu ñaan yàlla suba am loolu laa ko tegal rek dem sama yoon
est-ce que amul waaw. ñoo xam ne bokk say naataango yi nga bokkaloon démb aar bi wala sax comme ñu ngay wax say morom génération ñoo xam ne population bi ñoo xam ne ñu ngi lay reprocher sax yow lu tax ngay bokk ci alors que yow joué woo ko joué waanoo ko waaw man joué ma heureusement pour moi sax loolu moom kenn mësuma ko reproché seulement li ñu ma nit ñi wax lu bëri si mbedd mi yéen de mais seen i jamono ute naag jamono léegi yéen moom seen i jamono moom da ngeen daan sol lu yiw di wax lu yiw waaw léegi nag jamono bi xale yi dañuy toog wane seen poj yi da nga gis ba si biir seen biir tuba yi dañ koy wane léegi xale yi dañuy fóonal ci télé bi xale yi dañuy def nii xale yi dañuy def nii mais man leen waaye yéen di yéene ne jamono day dox comme jamono dox ko bàyyi leen xale yi dox seen dox bopp waaye ñun ñi nga xam ne suñu doxu démb dox nañ ko démb ba léegi ñu ngi si ñun la maam bàyyi woon démb ba léegi ñu ngi si xëy na ñun suñuy temps li xew nii xewul woon jamono yooyu. am nga kàddu bu mujjee bu ñuy jeexalee waxtaan bi. xanaa sant ngërëm rek di leen ñaanal jàmm. di am mbégte ak contentement ci invitation bi. parce que tamit lii moom da ciy am solo sax ñu wax nit ñi fi ñu jaar suñu parcours bànneex yeeg naqare yeeg genre quoi. yow sama doom nga ñoo bokk liggéey c'est la première fois aussi. dama doon seetaan Adja di la si gis. yàq sa cousin bi sa rakk ji. ma jogoy may ree daa ma ko tardé. daa ma ko tardé koor wax dëgg yàlla macha allah daa ma ko tardé. léegi nag ma dund ba toog ànd ak yow tamit si benn série mu nekk loo xam ne lu ma neex la ndax li naan comme ni ko waxee léegi ñi ne jamono dox man a jamono dox nit ñi ñooy dox. nit ñi dox nañ ba day ñu dajawaat ma ak yow si benn série. moom loolu ma si sant yàlla di leen wax félicitation di leen encourager si liggéey bi aussi di wax tamit jeunes yi nga àndal ay xale lañ la route est longue et difficile aussi la route est longue et difficile comme ni ñu koy parsemé d'embûches mais nag c'est à vous de les enlever pour passer. ñu ngi leen di gërëm di leen di remercier encore si fidélité bi. mais tàggul gars yi ci tubaab. ok les amis. Je vous salue et je vous dis bonjour, soit bonsoir, et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Merci. Une année de bonheur, de prospérité, de santé et de longue vie aussi. Merci. Mes amis, je suis là, Mère Diagne est là, Mère Diop est là. Dans peu de temps, je serai devant vous. Inch'Allah. Donc, restez scotchés devant l'écran. Ok. Merci. Bye. Ciao, ciao. D'accord, ce fut un plaisir et nous vous donnons rendez-vous pour un autre épisode de Actu Cinéma ou ITV. Voilà. Merci. Merci, au revoir. À très bientôt.